waaw tey moom dama kontaan ba ma nekkee président conseil d'administration CICES ba léegi mosumay fekkee manifestation bu mel nii bu jublu ci pavillon région Kaolack fii ci foire bi gouverneur dafa déplacé gannaaw bu liggéeyee coordonné liggéey bi déplacé boppam ne naa ñëw wër seet si nit ñi nga xam ne ñu ngi ñëw foire ci turu région bi ànd ak man nag ma bàyyi lépp tey moom wanewuma ne PCA la mais dama wane ne mairie Médina Sabakh la Kaolack laa bokk ma ànd ak moom fekkee ñu wër stand yi waxtaan ak ñoom ci seen jafe-jafe ak ci luñ fas yéene def ëllëg ma gunge gouverneur ma kontaan ci rafetlu aussi na man rek maa fa doon élu donc man nay wax ne la ma wax tey élu région Kaolack laa ko waxal war naa mën a wax seen tur naam xañ na buñ ko xamoon dañ ñëw fekkee xañ na autorités yi également ñuy ministre ak DG yu nekk ci Kaolack bu ñu xamoon ne tey la dañ ñëw mais ko garaawul ma ñaal leen ne ëllëg ñu jàpp ci jàppale opérateur économique jàppale commerçant yi jàppale ñu nga xam ne ñooy représenté ci région ci foire de Dakar ak yeneen foire yu am parce que loolu mooy suñu rôle suñu responsabilité ci fànn yëpp mais tey rafetlu naa parce que gis naa lu ma mos a gis Kaolack lañ indi ñëpp a ko bëgg transformation céréales yu ngi fa am na fa ay lu nga xam ne foofu lañ ko béyee am na anam yu bëree bëri mosumay xam ne loolu am na Kaolack te bu ñëwee fii aussi jar na am na ku nga xam ne dafa indi une semaine yëf yi jeex mu yónni Kaolack ñu indaat ko mu jeexal donc loolu aussi yokkute la te loolu aussi comme yi région bi la ñuy dooleel donc ñun waa Kaolack ak responsabilité bu ñu mënta nekk dañu war a ñëw jàppale leen parce que nag suñu avenir si économie ñoom ñoo ko ŋànk maanaam ñuy béy ñuy jaay ñuy létt ñëpp a ngi fa tey j'étais uni ma teg ci ne tey pavillon Kaolack ba ñëwee ba fii amuñ jafe-jafe amul xuloo amul ngaayoo benn lañ te seen taxawaay seen discipline ñun waa Foire seetlu nañ ko reconnaître nañ ko gàcce ngalaama. mais c'est que bala ñuy ñëw dama leen oo fii dajale leen fii suma bureau na leen maay président Foire Kaolack laa dëkk mairie Médina Sabakh la lépp lu ngeen fi def lu ñaaw man ngeen ko defal donc ni ngeen nekk benn nekk ànd juboo ndax ngeen lëkkaloo bu boobaa man ngeen jàppale gouverneur ngeen jàppale Serigne bu président Chambre de commerce ngeen jàppale ma gërëm ko parce que aussi jàppale si bu baax secrétaire général am Thiam jàppale si bu baax maa ngi koy gërëm chambre des métiers chambre consulaire ñoom ñëpp seen liggéey rafet na. Saloum dafa am jom Saloum xamut lu yomb liggéey ñàkk tedd la xam te de pôle président nee na décentralisation bi nañ ko def ay pôle territoire Sénégal ñu ne pôle territoire bu fi njëkk a taxaw mooy bu Kaolack parce que placement baax na koom-koomam baax na situation baax na mais loolu waroon na tey participation région Kaolack tey ñëpp ànd jàpp ci moo tax tey dama ñëw en tant que président conseil d'administration mais mairie Médina Sabakh laa fa taxaw ak mairie région bi yëpp laa fa taxaw tey lu ma def tey dama bëgg mairie yëpp ak responsable yi nga xam ne dañu am ndombo tànk ñu xam ne suñu région lañ am ci koom-koom nan leen jàppale ëllëg bëggatuma déwén incha allah bu ñu fa yàlla yóbbu ak jàmm bëgg naa waa région yi bu ñu ñëw ñu gën a takku koom-koom gën a dox seen participation ëpp doole ci participation région yi nekk Sénégal loolu lay ñaan mais loolu pour mu am il faut ñu jàpp ci parce que déjà boo fi ñëwee rek togg gi lekk gi rek problème la donc war na mën a jàppale ci togg war na mën a jàppale ci fànn yu bëri pour que quand même buñ delloo ëllëg ñi nga xam ne ma ñoon a ñëw ñu sawar pour ànd ñëw la ñuy def ci gox ba ñu wane ko sur le plan national sur le plan international
waaw dafa ne dañuy sant yàlla bu baax sant yàlla ci bi ñu fekkee waa Kaolack yi région Kaolack dans de bonnes conditions yooyu nag mënul am su fekkoon ne ñi ci waroon jàppuñu ci en premier président chambre consulaire yëpp muy président chambre de commerce Serigne Mboup ak président chambre de métier El Hadj Ndiaga Seni Seck Ndiaga Ndiaye mooy SG bi donc ñoom ñëpp ma leen di remercier baax di remercier opérateur économique Kaolack yëpp ak industriels yi sax ñi nga xam ne participer nañ ci ba Kaolack nekk ci conditions yu baax du ma fàtte nag yi nga xam ne nii mooy monsieur Ousmane Gueye di président conseil d'administration foire bi di maire kër Médina Sabax moom je crois que au début jafe-jafe yi ñu amoon biñ ma waxee rek ne ma moom mooy PCA bi ak xam gi ma ko xam laa ci génn sama loxo ma ne bon lépp dana ko réglé te ni ma ko waxee woon noonu la ko réglé moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax bi ñuy ñëwee nag li ñu remarqué surtout te lu am solo la mooy Kaolack lépp li mu fi ñuy indi di ko exposé ay produits la yu nga xam ne nii ñu ngi ko bayee Kaolack wala ñu ngi ko defaree Kaolack transformé ko Kaolack indi ko ci foire bi loolu lu am solo la parce que foire jënd ak jaay la ak weccante xalaat ku ci nekk li nga am loolu nga yóbbu wax naa ko sànq ma ne bu ñu doon xool région bu nekk li mu indi je crois que Kaolack kenn du ko gën demee donc loolu lu am solo la ñu posé woon fi na un certain nombre de doléances yooyu ñu wax affaire site mooy fi ñu leen di dalal je crois que ren amoon na tuuti retard mais je crois que gannaaw PCA moom mi ngi fi bu soobee yàlla bu ñu doon déw suba sax la ñuy organiser waat affaire yi Kaolack kenn dootu ko fi njëkk donc loolu am solo la. beneen bi aussi mooy ñu dimbale leen parce que xaw na métti tuuti parce que foire bi aussi ku fi ñëw yaa yore sa bopp ci wàllu lekk ak yooyu yëpp quoi léegi xam naa ne nag président Serigne Mboup dimbale na leen bu baax mais dama wax secrétaire général bi ne ko na fexe ba suba xaw ma fu mënta ne ci àddina bi mais daal na ko joindre ba suba mu andil exposants yi appui bu nga xam ne danañ fi mën a nekk ci anam yu gën a am solo luñ jaay nag damm seen poste mais ñu dimbale leen ba vraiment duñ fi ni ñu gënoon a toogee ñu gën ko toogaat ba duñ fi am benn tumaranke beneen bi ci terminé mooy dañ bëgg nag ñu leen di associer ci yeneen foires yi am ci bitim réew notamment salon international de l'agriculture wax naa léegi ne ko gannaaw Serigne Mboup ci organisateur yi la bokk nañ fexe ba déwén ñu am une délégation bu nga xam ne ay exposants produits Kaolack ñu dem mën a représenter région bi ci salon international agriculture bu Paris. loolu ma ko fàtte woon léegi wax naa ko ci tubaab mooy foire dafa am limite ci temps donc il faut que ñu am béréb bu nga xam ne dinañ fa mën a jaay seeni produits en permanence béréb boobu nag du dara lu may internet. moo tax mu wax chambre de commerce nañ créer plateforme bu nga xam ne dañuy dajale jaaykat yi artisans yi ñëpp ñi nga xam ne ñooy exposé ci foire yi ku ci nekk indi sa produit ñu jël sa adresse jël forme société bi nga am jël sa numéro téléphone ba nga xam ne nii mën ko mën a jaay ci àddina bi yëpp je suis sûr que loolu buñ ko gisee am na ay produits yu ma fi gis boo may dinañ jaay ba finalement dootuñ amati luñ jaay parce que danañ liñ yore ci yëpp capacité yëpp danañ ko développer notamment par exemple li ma fi gis ci affaire coiffure je sais que loolu bu demoon ba Amérique découvrir ko je crois que marché bu am solo la ci ñi ko fiy def sans compter nag yeneen produits loolu daal laa waxoon donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp.